c'est juste pour vous dire que mbir mi li ci laxu ci biir dafa grave, c'est tellement dangereux pour nous et pour le monde entier, mais li ci gën a doy waar pour ñun. Raison boobu moo tax ma ñëwaat une deuxième fois ci corona ak vaccin yi juste pour vous dire. Ok les gars, gis ngeen boo commencé tudd corona gars yi dañuy dagg affaire yi ngeen bàyyi ci xel partager que gars yi nañ ko daggaat ko mais ça se passe comme ça. waaw ça se passe comme ça gars yi boo tuddee corona rek dañuy dagg, surtout yenn live yi dañ lay dagg immédiatement sur le champ. Donc partager ngeen maintenir xam ne gars yi dañ ko dagg dinañ ko daggaat mais comme la fois passée noonu la ñuy continuer incha allahu rabbi di def li ñuy def sans faute. Ok les gars, ñu démarrer. Partagez les gars, on démarre. gars bi ci jiitu corona ak vaccin yi pour man corona prétexte la kese prétexte la kese pour instaurer nouvel ordre mondial bi. Corona aussi tam prétexte la pour contrôler nit ñi ci li nga xamante ni moom mooy ndax caprice ñi nga xam ñoo ñu riche ñi. Les gars bu ñu commencé dañuy commencé ci benn affaire. gars yi dañ ne corona gars yi toggam yàgg nga dégg ñu ne deuxième vague bi la fois passée waxoon naa leen doon koo gën a wax France parce que nee naa leen ci ay chiffres yu leer laa leen wax de 60 jusqu'à 65%. man je me limite à 61% des Français refusent catégoriquement li nga xam mooy vaccin yi, y compris les Sénégalais ak yenn africains yi. tey ji ngeen gis deuxième vague bi fan la gën a amee importance. gis ngeen nee na Italie nee na nangam italien yi génn leen. gis naa suma mbokk Clédor Sène keroog mu génn di ko leeral, mais juste naa ci gën a andi yeneen mbir di ko gën a leeral. yeneen gars yooyu noonu génn bi ñu génnee manifester ñoom nanguwul ma ak vaccin yi. français yi dem nañ balam woote deuxième vague bu ñu ko defee Sénégal da ngay jékki-jékki ñoo leen sky explosé na. fan yéen gis Macky ak ay affaire am yi muy def commencé dugal ay état d'urgence ak nangam modification nangam gars yi tout ça ay dóor la. moo waxaat leen ko encore une fois de plus. lépp pour bëgg lu ñu defee pour mën a introduire vaccin yi leen bëgg ay dóor la ndax dama leen ciy jox ay preuve di dem man duma wax pour waxantu damay jël ay preuve di wax di dem. bi ci jiitu ok les gars gis ngeen comme dab maa ngi jégalu nag ñoom ñoo koy dagg mais buñ ko daggee gars yi restez sur place et partagez que sénégalais yëpp xam le parce que quand on parle de preuve y a des gens lu wax naa leen ko waxati leen suñ commencé wax ci corona Facebook daf koy dagg day restreindre yenn page yi nga xamante ni pour bàyyi bañ gaay am information yi. et parce que ñiy wax ñëpp la plupart du temps dañoo am ay preuve yu leer pour wax te foo leen teg ñu wax seen i preuve mu leer li nekk ci vaccin yi doon ay musiba yu kenn mënut a xam fan la jëm. gars yi comme si dañoo jël ne vaccin yi biñ ko utiliser xam ne zeng dañuy jël ñi nga xamante ne ñu ngi ci réanimation nekk presque buñ ko mënee wax en phase terminale wala bokk nekk ci assistance respiratoire. ñu gis ne bi leen traité ak zinc dañoo jóg moins de 24 heures ñenn ñi moins de 72 heures gars yi ne duñ ko accepté boobu traitement dafa yomb parce que non seulement c'est pas lucratif maanaam bëriwul comme pour industrie pharmaceutique yi. ok gars yi comme d'après gars yi koy dagg maa ngi jéglu bu baax gars yi ñu demal ba mu yàgg gars yi partagé vite fait dafa baax sénégalais jot li nga xam te moo am les gars partagez les gars man moom lu may wax rek. pour ay affaire buzz damay génn man li ma ñor ma ce sont les sénégalais ñoo ma ñor les africains. gars yi sànq maa ngi yemoon ci vitamine C am spécialiste yu génn jël vitamine C gars yi may leen ma jël cloche bi pour ñu bëgg a dugg comme dab. ok gars yi c'est activé pour ñu bëgg a dugg yëpp mun xam nga nee naa leen hydroquinone sans publication la am nee naa leen zinc wan na efficacité am wanaa leen vitamine C wan na efficacité am vitamine D pareillement wan na efficacité am yooyu yëpp ñu bañ ko ba nga xam te ni. ok les gars comme dab rek ma bu yóbboo may déplacé wu fu mu gën a baaxee rek mais anyway l'essentiel mooy ñu continuer ñëpp xam lan moo xew exactement c'est important pour nous tous je crois bien que c'est important. ok fekkee son bi baax na ñu continuer les gars waxoon naa leen li nga xamante ni moom mooy vitamine excusez-moi les gars je me déplace mu gën a baax pour tout le monde. ok les gars bu dee son bi ok na les gars ñu continuer vite fait dérangé wul
ñoom nañ def leen neex waaye du tee nañ continuer li nga xamante ni moom mooy live bi fekkee son bi itam baaxul comme daf ñu du delluwaat continuer ko rek ñeme ko fekkee son bi baaxul les gars fekkee son bi si c'est ok dites-moi que c'est ok ok merci damay wàcc sax ci suuf may jaral mu wàcc ci suuf parce que ñii moom boo raga ñoom yéen a ngi dégg biñ defee noonu ñoom en réalité ñu ne ok laissez-moi aller à l'intérieur c'est mieux je crois laissez-moi aller à... excusez-moi les gars je suis désolé hein mais anyway yi nañ continuer rek ok parce que fu ma toog dañ koy dagg mais am problème léegi OMVS bañ na du nangu li nga xamante ni mooy non seulement publication yooyu ak essai yi nga xamante ni def nañ ko muy essai public clinique yi nga xamante ni def nañ ko mu nekk essai clinique yi nga xamante ni dañoo def seen i résultats def seen i preuve ñëpp teg ci seen i bët mu doon essai yi nga xamante ni kenn du ko nii kenn du ko weddi def nañ seen i preuve les gars lu tax nag OMVS bañ ko bi ci juutu nee naa leen y a des gens qui sont derrière am ñi nga xamante ni ñu ngi derrière ça ku ci mel ni Bill Gates ku ci mel ni ñeneen ñoo ñëpp après naa ci ñëw pour nit ñi comprendre lan moo waral deuxième vague bi lan leen bëgg a def ak yan saloperie leen def ci biir ngeen baal ma ci terme bi yan saloperie leen def ci biir vaccin bi bu ko forcer te aussi itam ma wax leen ñaari vaccin la gars yi dama ne 2 types de vaccin la donte génne nañ vaccin yu bëri mais 2 types de vaccin yenn vaccin yi nga xamante ni c'est pour le 5G contrôler les habitants yi nga xamante ni moom mooy les occidentaux beneen vaccin bi moom mooy vaccin yi bi nga xamante ni dañ ko bëgg a introduire en Afrique non seulement pour les contrôler diminuer seen fécondité diminuer seen mentalité ak leneen bi nga xam bi ñu andi Afrique moom moo gën a graaw loolu moom maa la ko wax moo gën a graaw fuuf bi nga xamante ni moom la ñuy mettre moom la ñuy nekk bu nekk en France wala boog nangam parce que boobu c'est juste pour contrôler seen population la c'est juste pour les contrôler mais bi ñuy introduire en Afrique boobu nag mooy catastrophe bi parce que nee naa leen gars yi jàpp leen couvre-feu dina amaat déglu leen bu baax max leen ma ne état d'urgence nañ ci nekk couvre-feu dina amaat man maa leen ko wax couvre-feu dana amaat te couvre-feu boobu muy amaat c'est pour lan pour wax ne comme France yi nu ñu ko defee Sénégal itam defee que ne lan Sénégalais yi lañ toog léegi nag comme que bu ñu bëggee couvre-feu bi dañ wala ko bëgg a circuler ci il faut ñu piquer la wala nu ñàkk la nga am sañ-sañu génn war a mën a doxi wallaahi ku ko ci nangu dee nga yow moom dangaa dee di dox ci gàttal lekk ndax loolu yëpp nee naa leen naa ci ñëw ndax booy xool après organisation mondiale dafa jël ci Pfizer ak Moderna bi nga xam te mooy ay laboratoire yi nga xam te ni ay scandale lekk ci leen dëkk ñu ne ñoom seen i vaccin rek leen gëmm teg ci seen bët te nee naa leen Sénégal ñaari laboratoire yooyu noonu bii ñooy fournir Sénégal seen i vaccin kenn mun ci dara te lii maa leen ko wax noté couvre-feu dina am ma ne Pfizer wala Moderna ñoo ne fournir ay vaccin mu neex mu naqari foofu la gars yi di jëm kooku moom maa leen ko wax ok kii nee na ma maas yow médecin nga wala santé du lu ni caaxaane frère dama ne bu médecin yi amoon virologue yi bu ñu amoon seen fulla wax seeni wax ñun duñu wax bu ñu amoon fulla ne déedéet ñun duñu wax mais xam nga li gën a bon def santé wala nangam toog ne pat li lor sa askan nga toog ne pat ne doo ko ci wax gis nga fii àdduna dama ne publication yeeg la ci des ak recherche ak virologue yeeg la ci des kum neex nga def lu neex waaye fii xam nga fa la nekk ñu ngi ci 3e millénaire ku yaakaar ne mën nga fay def lu nëbbatu nax nga sa bopp ku yaakaar ne mën nga fay def leneen nax nga sa bopp génne décret ne kenn wax ci sax ci corona wala covid 19 nax nga sa bopp dañ ciy wax te dañuy alerter sénégalais yi dañuy alerter ñëpp kooku moom maa la ko wax dégg nga maas non seulement benn communiqué de presse la Pfizer def ci vaccin bi fan ngeen mës a gis ci vaccin bu nu génnee amul revue wala publication scientifique ñu def leen communiqué de presse tout court fan la am dama ne même les médecins sont divisés sur ça même les virologues sont divisés sur ça ñu ci ëpp ci. ok ba tey gars yi ñoo koy dagg mais anyway bu nu bougé de les gars partagé que ñëpp jot ci bu nu bougé que tout le monde reste ku ci am looy wax waxal anyway ici on est en démocratie l'essentiel c'est sensibiliser les sénégalais suñuy parents yi nekk ci ginnaaw parce que non seulement bu ko kenn nëbb am na ay doom yi ni jël di ko jox suñu doom yi ci école yi xam nga yéen a ngi déggam dégg ñu bëri yëguñu ko ay doom yi ni jël ne dañuy déparasiter suñu doom yi dig leen ko jox ci école yi dama ne ko ci sa doom jël benn doom wala buñ ci jox benn doom allez porter plainte xam ne jox nañ sa doom musiba lu leer laa leen di wax nii
parce que doomu jàmm doo ko jël fekk école di ko jox ay di ko ñàkk wala di ko jox ay naan na koy déparasité affaire yooyu teguwul fenn ay caaxaan la parce que ils ont compris que les Sénégalais wala boog les gens maintenant dofatuñ yeewu nan xam nañ ce qui se passe ñu koy bañ les gars ñu continuer boo xoolee li nga xamante ni mooy virologue yëpp moom lañ d'accord ñu ne fekkee danoo am benn épidémie bu contagieux ba nga xam c'est mortel ba nga xam dafa contagieux ba pare mortel ba nga xam dafa gaaw a waale pare gaaw a rey boobu dañ ne propagation maanaam wàllaayam ni muy wàllee du gaaw je m'explique fekkee da nga am benn mbas ba nga xam te ni day gaaw a rey taf-taf kooku wàlleem du gaaw te du yaatu lii ma leen di wax lu leer laay wax xam lu tax du gaaw du yaatu bi ci jiitu kum dal bala ngaa tal wàll keneen dee nga ku mu dal bala ngaa tàll wàll keneen dee nga fekkee nag dañoo am mbas ba nga xamante ni day wàlle bu baax te day wàlle te du gaaw ba nga xamante ni du gaaw a rey kooku wàlleem day yaatu est-ce que ngi dégg xam nga laa bëgg wax foofu wàlleem du yaatu bi ma war a pété waat gars yi ñu déggaat dama ne bu amee mbas ba nga xamante ni daa gaaw a rey wàlleem du yaatu parce que ku mu dal dee nga ba pare non seulement mën na la paralyser loo manqué loolu nga mën a déplacé wu pour nga am doo mën a nekk ak kenn parce que ni mu lay dalee noonu la lay escanté ci saase fekkee ne dafa dem mas ba nga xamante ni gaawut a rey wàlleem day yaatuwaate waaye gaawut a rey moo tax taux de moo tax li nga xamante ni moom mooy taux de létalité bi réyul noonu ci coronavirus tey ji Sénégal ñaata ñooy xëy di dee kenn xamul ñu mu toll ñaata ñooy xëy di dee les gars partagés ñaata ñuy xëy di dee te nekkul Covid 19 kenn xamul nu mu toll te yeneen maladies yi ci ay insuffisance rénale ak yeneen ak ci malaria ak nangam ñaata ñooy xëy di dee te kenn xamul nu mu toll est-ce que yéen a ngi may dégg loolu nag tey ñu bëgg ñoo forcer ay couvre-feu ay nangam ay vaccin ay caaxaan la yéen a ngi dégg tey ji boo xool vaccin yi ci ay chiffres yu leer laay wax ak ay statistiques yu leer ki nga xam te ni mooy professeur Combe bi ñuy def yenn essais yi ci vaccin bi surtout bu Pfizer bi dañoo gis ne groupe personne yi ñu ko defewoon 15,8% ñoom bi leen ko defee dañoo am ay feebar yu am yu toll ci 18 degré ba dépassé ko di dem xam nga yéen nga may déggam déet mu am beneen groupe ba nga xam te ne 45% ci groupe bi 45% ci groupe bi ñoom non seulement dañoo mujj sax jox leen yeneen i garab pour que ñu mën a calmer seen vomissement yi ak seen miiraay pour ñu mën a tëdd stable ñu gis na 55% ci biir groupe boobu tamit 55% ci biir groupe boobu noonu ay maux de tête yu terrible lañu am boobaa nag dinaa wax lan moo nekk ci biir vaccin ba loolu di am loolu nañ ci ñëw léegi yéen a ngi dégg ñu gis 62% ci biir groupe boobu am ay fatigue yu garaaw loolu mu nga xam te ni moo nekk ci biir vaccin yi yooyu lay andi di ko def ci kaw nit ñi dama ne les gars bu nax suñu bopp l'industrie pharmaceutique lu lucratif lay wër business la ñuy def entreprise la xaalis la ñuy wër suñu sañoon nit ñi duñ wér chaque fois dañuy feebar ñuy mën di jaay loolu moo tax nee naa leen zinc wane na efficacité am vitamine D wane ko vitamine C wane ko artémisia wane ko OMS bañ ne loolu noonu nga xamante ni wane na li nga xamante ni mooy efficacité am du ko cautionné te du ko validé du loolu moo koy traité ñoom day def recours ci vaccin yi kon xam nga ne ñoom waaw Momar ziar naa la bu wér Momar ziar naa la kon xam nga ne loolu noonu waaw Fata dafa son bi dafa ñëwut wala kon xam nga ne ñoom nar nu jàmm te bëgguñu jàmm te duñ def jàmm parce que daa am fu nu jëmee te fa nu jëmee nag mooy caprice yenn richard yi kese parce que ku mel ni Bill Gates il est très riche ba nga xam ne ni moom bëggul dee yaakaar na ne moom du dee ci àdduna ak ñeneen juste nag léegi nag ñu ngi ñëw nag ci lu gën a am importance mooy lan moo nekk ci biir vaccin yi gars yi nee naa leen dan may bàyyi wala ñu jël si ma rek waaye damay wax lan moo nekk ci biir vaccin yi gars yi partagé nañu soog a démarrer ci loolu lan moo nekk ci biir vaccin yi dafa am solo lool lu nekk ci biir vaccin yi kun ko wax da ngay jàpp si nopp ne mënut a nekk te yàlla xam ne ne moo nekk yàlla xam ne ne moom moo nekk lan moo nekk ci biir vaccin yi gars yi partagé s'il vous plaît partagé vite fait partagé gars yi xam lan moo nekk ci biir vaccin yi gars yi partagé vite fait partagez les gars partagez gars yi vaccin yi bi ñu ko defee ba pare dañ cee gis ñeenti xeetu mbir yu nekk ci biir vaccin yi nga xam te ne jurul jàmm ci askanu jurul jàmm ci kenn xam nga yéen nga may déggam déet
ñeenti xeetu mbir yi nga xam ne ni bu ñu ko defee jurul jàmm ci askan wi jurul jàmm ci vaccin yi te ku ko utiliser jurul jàmm gars yi partagé dafa jot Sénégalais xam nañ moo nekk ci vaccin bi ñëpp xam ko gars yi bi ci jiitu dunoo gis 4 fragments ci biir vaccin yi 4 fragments de VIH1 yéen nga may dégg bu baax dama ne biir vaccin yi li mu composé vaccin yi daf am 4 fragments de VIH1 xam nga ndax yéen nga may déggam déet du quantité bu bari bu tax mu la may la sida mais dafa nekk quantité ba nga xamante ni day tax say cellules mën a reconnaître virus boobu noonu dama ne 4 fragments yi ñoo ci nekk bi ci jiitu mooy dama ne 4 mbir yi boobu moo ci oto pour man bi ci jiitu mooy 4 fragments 4 fragments bu VIH1 moo ci nekk beneen bi ci toppaat li nekkaat ci biir vaccin yi dem na gis nañ ci ay séquences su germe malaria xam nga yéen ngi may dégg ay séquences su germe malaria gis nañ ko ci biir vaccin yi li mu composé ba tey laa leen di wax gars yi ñu dama ba mu yàgg ñu ne gis nañ ci aussi 157 séquences su ADN ak protéine yaa ngi may dégg ba brevet US 8 243 718 B2 yéen ngi may dégg ba tey de beneen ba ci topp bu ci gën a doy waar moom mooy les nanoparticules muy 4 mbir yooyu nga xam te ne mu ngi ci biir vaccin yi te kenn du ko wedd kenn du ko nié moo tax Europe ñu bañ moo tax Italie ñenn ñi bañ moo tax France ñenn ñi bañ a vacciné wu moo tax gars yi di leen ko forcer ak ay passeport vert ne leen ku vacciné wul dèjà mënatoo déplacé wu mënatoo dem ci resto mënatoo dem ci nit ñi ñu bëri looloo nekk dëxën ci biir vaccin yi pour jël nit ñi contrôle leen pour jël nit ñi feebarloo leen pour jël nit ñi limiter seeni jur pour jël nit ñi limiter maanaam lan faxal bëgg dugg leen ci beneen phase muy phase immortalité wala bokk ci beneen phase ba nga xam ne ni amul benn njariñ ci askan wi au contraire dañuy rey nit ñi surtout nit ñi ñun ñi nga xam ne ni dañoo jàppee ay sujet de niveau 3 ñun dañoo jàppee ay sujet de niveau 3 ñun calculé wuñ ñu dañoo jàppee ay genre ay ouvrier maanaam ay jaam ay genre comme animaux la ñu jàppee ouvrier duñu dee ñu xool ñu gën a fort ñu gën a feebar ci ñun ñu rey leen point très bas ku ko dégg baax na ku ko déggul baax na mais lii ma leen wax nii dama ne tous les grands spécialistes gis nañ ne d'accord nañ ne ñeenti mbir yi mu ngi ci biir vaccin bi ci jiitu mooy 4 fragments yu VIH1 neel benn gis nañ ci ay séquences yu germe malaria ci biir muy 2 gis nañ ci 157 séquences su ADN ak protéine yu brevet US 8 243 718 B2 ya nga xamante ni kenn du ko nié yaa ngi may dégg ya nga xamante ni mënuñu ko expliquer ñoom nanguwuñu ko expliquer nit ñi en réalité lan moo ci nekk ak ay nanoparticules léegi nanoparticules yooyu dafa ànd ay ARN ñoo ko def mooy ARN messager ñoo ko def ci loolu la ñu nar a dugg muy ARN messager yooyu ci la nar a dugg ndax am na xam ne ni boo koy wax nit du la gëm te du la nangoo gëm dama ne am na xam boo koy wax nit du la nangoo gëm mais mooy am gars yi nag dañuy jot ñu taxaw laajte lan mooy nanoparticules yi ak ARN messager bi nga xamante ni mu ngi ci biir vaccin yi nar a yóbbu nit ñi addo nar a xañ ñi seen liberté nar a tax ñu contrôler askan wi nu mu leen neexee gars yi déglu leen bu baax dama ne fii kulli ajjee ko mën ñoom mun nañu def leen neex waaye foo dem am na des gens dignes am na ñi nga xam ne ce sont des vrais patriotes am ñi nga xam ne fu ñu gisee musiba dañuy ñëw génn ko mu leer waaw mu ne bu Afrique dofloo ba vaccin yi wala frère yegg si na fi dama la koy teel a wax nga dégg dama ne xam nga vaccin Covid 19 yi mais nanoparticules yi am na déjà ñu koy consommer parce que les boissons yi ngeen jëlee à l'étranger muy boisson yi nga xam te ni kenn du ko broyer ñu xam ne ñoom amul benn risque bi nga xam te ni boo ko naanee di nga broyer yi nga xam te ni mooy nanoparticules yi déjà am na yéen vous n'avez rien compris lan mooy consommation yi ngeen di exporter muy ñëw fi ngeen koy utiliser bu ngeen xamoon ne déjà am na ñi nga xam te ni présent na ci ñoom di ngeen ñu bëri dinañ comprendre lan moo ci nekk gars yi lan mooy ARN messager gars yi dafa am lu naan ay nanoparticules yu nekk ci biir vaccin yi nee naa leen sànq bi mu leen expliqué ne leen am na ñeenti musiba yi nga xamante ne mu ngi ci biir vaccin yi bi ci jiitu moom mooy nee naa leen ñeenti fragment yu VIH1 nee naa leen ay séquences su malaria germe malaria nee naa leen 157 séquences bu brevet comment dire ay séquences su ADN ak protéine bu brevet US 8 243 718 B2 nanguñ ko wax aussi tamit gis nañ ci aussi tam moom mooy li nga xamante ni
ay nanoparticule boobu moo ñu gën a intéressé yeneen yi moom c'est trop technique ñu bokk médecin yi bu amee médecin bu gëm boppam dina ko wax bu amul bu am gëm boppam du ko wax bu amee virologue boog bu nga xam gëm na boppam dina ko wax te am na ñu ko jot a génn di wax bi ci gën a doy waar ci mbir mi mooy gars yi moins de 10 mois on a tellement de vaccins ci Covid 19 bi nga xam te ni gars yi maîtriser guñ ko sax ndax day changer forme wala changer wul forme gars yi am na autant de vaccins ba bëgg koo forcer nit ñi te Sida mu ngi fi depuis 40 et quelques ans gars yi jéemuñu ci dara taxaw ne léegi am nañ ci ay rôle am nañ ci solution vite fait kon gars yi ngeen yaakaar ni c'est programmé depuis dama ne premier séminaire ñu bàyyi xel ci lu ma leen di wax premier séminaire bi nga xam te ni moom la gars yi njëkk a def mu jëm ci les nanoparticules ñu ngi ko def en 2012 ñeneen ñan ñoo fa nekkoon ay milliardaires ña nga fa woon loolu dinañ ci ñëw incha allahu rabi ndax dina leer ay milliardaires ña nga ci woon mais li ñu gën a intéressé mooy nanoparticules yi nga xam te ni mooy ARN messager pourquoi mu doon benn mbir ba nga xam ne mu ngi soog a bees nekk ci biir ay vaccin ak lan mooy rôle am lan lañ ci nar a def les gars dama ne ARN messager bi moom mooy dugal nit ñi ci li naan 4e révolution industrielle maanaam 4e révolution industrielle mooy nit ka nga xam te ne du robot du nit xam nga yéen nga may dégg lu tax du robot du nit parce que am na ay particules yu ñuy def ci biiram ba nga xam te ni dina mën a tax ñu contrôler ko par 5G dina mën a tax ñu xam fan la jëm dina mën a tax ñu xam état de santé am dina mën a tax ñu xam lan lay def ak fan la nekk ak ba lu muy wax moom mooy 4e révolution industrielle bi nga xam te ni ñoom ci loolu lañ basé wu bu ko forcer nit ñi kon Covid 19 bi prétexte la day lay gaa Covid 19 bi prétexte la te li tax mu doon prétexte moo wax leen ko ne leen am na benn forum bu nekkoon États-Unis bu defoon ay publication ñoom ci boppam defoon ay publication c'était en 2012 ñoom it ne dina am ñeenti mbir yi nga xamante ni moom mën na installer nouvel ordre mondial bi mooy dañuy créer épidémie bu jugee ci reen animalière maanaam képp boobu gars yi gëm comme d'après gars yi koy coupé mais anyway dañuy continuer soxna si nee na dafa xaw a tiit mais sëñ Fallou rek képp ku nga xamante ni yaa ngi def te yàlla tax te li ngay def pour yee askan wi suñu borom moo lay protéger boppam man sama bopp bos dénk naa ko subhanahu wa taala soxna si yaayee tiit nag tax fi ñu jëm moom dafa xaw a doy waar waaw mais juste pour wax leen les gars ñu continuer ne leen gis nga loolu publié depuis 2012 defaat ko aussi premier forum bi nga xamante ni moom la defoon ci li nga xamante mooy li nga xamante ni Babacar mon ami ça fait longtemps ziar naa la namm naa la barke Rasulullah foo nekk j'espère bien que yaa ngi ci jàmm ok ñoom seen pexe yëpp mooy la leen def mën a contrôler nit ñi kon depuis 2012 ñoom ñu ngi ci ay pexe yooyu nag ñu nekk danoo bëgg a defal nit ñi li nga xamante ni moom mooy identité numérique boobu noonu ñu bëgg a defal nit ñi les gars excusez-moi maa ngi ñëw identité numérique yooyu ñu bëgg a def nit ñi fu ñu ko mën a def léegi identité numérique boobu ñu bëgg a forcer les gars yi nee woon naa leen sax dama koy tudd dama ne fondation américaine bi nga xam mooy Rockefeller en 2010 danoo amoon benn publication bu ñu defoon benn rapport c'est confirmé vous pouvez aller sur le net ngeen xool rapport bi dana ci biir rapport yooyu noonu pour jël nit ñi ñu am ay identité numérique gars yi comme da partagé waxoon naa leen yéen yi boo ci commencé dëggu rek dañuy dagg live bi mais garaawul les gars ñu continuer partagé yéen a ngi dégg gis nga fondation boobu noonu ñoom nii wuñ que ne ñoo def publication bi ñoo def rapport bi en 2010 ne sànq maa leen ko doon expliqué ne pour maanaam def li nga xamante ni moom mooy identité numérique danoo soxla ñeenti mbir no gars yi fu ñu jëm ak ñun no my god askan wi dal leen ñëpp di tiit di daw lii lan moo xew lan moo koy dindi lan leen def ba mën koo dindi affaire yooyu noonu yaa may dégg rapport bu mu nekk ci 4 scénario leen koy defee 4 scénario sànq expliqué naa leen scénario yi dañuy planifier benn épidémie dañuy ok les gars comme d'hab rek yéen ngi dégg ñun koy ñi ko defee mooy sànq nee naa leen dañuy créer benn mbas ñëpp ti daw mbas mi ñu ngi koy jëlee ci benn buñ ko créer ba pare dañuy créer benn mbas d'abord deuxièmement dugal ko ci ay jur
maanaam lu nekk ci ay jur comme nu ko defee woon xool leen gars yi même chose que leen ko defee Ebola même chose dañ ko defee ak ñeneen même chose dañ ko def ak ñëpp xam nga yéen ngi may déggam déet. Ebola ci àll bi la jógee Sida ci àll bi la jógee nangam ci àll bi ñoom wala bokk ci ndox mi noonu la ñuy def dañuy créer des choses dugal ko ci li nga xamante ni mooy jur yeeg noonu ñun ñu consommer ko wala ñu am en contact ak ñoom ñu ne waa jur yi kat ñoo la wàll lii wala ñun ñoo ko lekk mu wàll ñi ñoom xam nañ ne noonu lañ mën a atteindre ni nga xamante ni mooy nit ñi suñ ci paree ñoom ñu def li nga xamante ni moom mooy ay couvre-feu tëj nit ñi ne bu kenn génn buñ tëjee nit ñi ba mu yàgg ñu créer ay vaccin ci vaccin yooyu nag ci la ñuy dëxëñ mooy li ma leen waxoon sax li ñu bëggoon buñ paree ne ku bëgg a circuler bala ngay lor askan wi il faut que ñu mën na vacciner su ko defee nga wér set mën a ani alors que ñoom wéroo setoo de ñoom ñoo ko créé am nañ antidote bi defuñu dina jàpp leen mais ce qu'ils cherchent à faire li idée bu nekk derrière eux moom mooy lan mooy ñoom dañoo bëgg a chercher contrôler askan wi dañoo bëgg a jël nit ñi dugal leen ay nanoparticules parce que nanoparticule mooy la nga xamante ni ay nanomètre la 1 millième de mètre la maanaam bët du ko nit du ko teg bët kuñ ko wax na nga ne loolu ñu ko mën a defaree dama ne gis nga jàngoro nit du ko teg bët microscope moo ko teg bët gis nga jàngoro noonu ñu ko créé noonu lañ créé ñoom ay nanoparticules yi nga xam te ni non seulement dina émettre ay signal ak 5G non seulement dina adéquat ci nit ñi te nit dina ko mën a supporter dina ko duggee bët ñu mën la ko ñuux te problème du am. dama ne koo ko wax nag des fois xelam tey mu ne loolu nan la mën a nekkee xalaatal 1998 wala nga aneel koo ne woon di leen créé portable tey ma ciy live di ci connecté mu gën a efficace sama ordinateur portable kan moo koy gëm. kan moo koy gëm moo tax may la 4e révolution industrielle mooy lan visé wuñ ko ci ay machine visé wuñ ko ci dara mais ci intelligence artificielle ñu connecté wu ko ak doomu aadama ci loolu lañ visé li nga xamante ni moom mooy 4e révolution industrielle te loolu pour mu am il faut que nit ñi xam ne nit ñi duñ accepter seen liberté mayu leen ngay accepter ñu lay injecter des choses yoo xam ne dañ lay contrôler foo toll raison pour laquelle ñu créé pandémie bi boobu noonu ndax su ngeen xoolee gars yi ba tey ARN messager bi nga xamante ni moom la gars yi def ku mel ni Jean Calic moom mi nga xamante ni moo doon proposé moo doon wax naan doomu aadama toll na fa nga xamante ni dañ ko war a mën a def mu nekk moitié nit moitié robot moom moo ko doon wax nga jël li ñuy wax Loki Weiss moom mooy patron Google bi nga xamante ni dafa investir ay milliards laa leen wax investir ci li nga xamante ni mooy les nanoparticules parce que ñoom business la ñuy defi ay business la ñuy defi de pour seeni futur mais mën a contrôler askan wi ba ëllëg mën a instaurer nouvel ordre mondial bi nga xam ne ni dañ ne intelligence artificielle moo koy doxal te intelligence artificielle boobu noonu di ko doxal ñan ñooy doon patron yi mooy les gens les plus riches Microsoft ay Google ay Tesla comme ay Chine des gens puissants nga xamante ni ñoo nekk ci catégorie boobu noonu ñooy contrôler nit ñi far fos nit ñi dañuy nekk ay sujet mu neex mu naqari ku bañ obéir ñu envoyé benn décharge wala ñu envoyé benn affaire boo xam daf lay rey bul sox sonn loolu lañ bëgg xam ndax yéen ngi muy di gëm déet parce que ñoom seeni caprice jéggi na foofu noonu ku ci mel ni Elon Musk moom mi nga xam demoon na ba ne nañ jël piis ñu implanté ko suñu bopp doom yi wala suñu bopp ñëpp ba nga xam ne ñi dañuy communiquer xoolante di communiquer par intelligence artificielle di mën a waxtaan ak intelligence artificielle di mën a waxtaan lépp di mën a connecté wu directement ak sa bopp maanaam nga bëgg connecté wu ñu placé la benn piis sa bëdi di défilé ay Facebook ngay dem passe bu la neex wala nga def lu neex ku ne loolu kenn du ko nié dem leen ngeen xool lan la Elon Musk proposé loolu kenn niéwu ko lii ma leen di wax ba tey boo jëlee ki nga xam te ni mooy Kolosov mooy ki nga xam te ni nañ mën a lan fusionné identité numérique ak identité physique ak biologique bu doomu aadama ñu jël ko fusionné ko gis ngeen ñii ngeen gis en 2012 ñii ma leen limal fii ñoom ña nga woon ci forum boobu noonu ñoom loolu lañ gisoon jamono jooju noonu pour jël doomu aadama lëkkale ko ak ay robot pour mën ko contrôler en réalité ñoom loolu mooy seen pexe ñoom loolu leen bëgg gars yi soxlawul sax décor wala muy leer mais partager Sénégalais yépp lu xew moo tax ñu ñuy jox suñu doom yenn affaires yi xamuñu ban musiba la ñuy dund sax ndax dama ne ñoom dañ ne intelligence artificielle moo mën a gouverner monde bi ñëpp am jàmm ñoom loolu lañ wax de te intelligence artificielle boobu ñoo koy contrôler ñoom ñoo koy contrôler ndax boo jël ki ci mel ni Bill Gates ci lu ndaw rek laa leen di wax boo jël ko ci mel ni Bill Gates sama baat ci kaw yéen a ngi gis bu ngeen demee hôpital Fann wala fenn yéen a ngi gis ay oto ay 4x4 yu ñu def Gavi 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 boobu noonu Gavi
génn naa ci ay Pfizer rek nangam de mais Gavi boobu noonu lan la ci Bill Gates di def ak lan la ci am ca wàll dama ne Gavi boobu noonu dafa am ñaari Gavi nag benn Gavi la waaye Gavi bu ne ak rôle am gars yi Gavi boobu noonu Bill Gates mu ngi ciy investir chaque at lu mu néew 3 billions bu mu ne billion nag mooy 3000 milliards la ciy investir chaque année pour que lan mën a leen atteindre ku ne xam ne Gavi doole bu mu am fi Sénégal ku ne xam ne lan lay investir fii ci santé ci wàllu Sénégal ak ci Afrique feneen ak feneen ba pare amaat beneen Gavi ba nga xam ne Microsoft moo koy dooleel directement muy Gavi identité numérique 2020 bi nga xam ne ñoom ñu ngi ci liggéey moom xam nga fee mu ngi ko jox 3000 milliards mais pour contrôler médias yi pour que duñ am problème bu ñu sensibiliser nit ñi xam dem na li nga xam ne mooy fondation Bill Gates mi ngi jox ku ne xam ne BBC crédibilité bi mu am bu waxee nan gëm wala duñ gëm dama ne mu ngi koy jox 53 millions de dollars par année ak yeneen i médias exemple rek laa leen jox ak yeneen i médias tey nga jël ko mel ni docteur Anthony Fauci ku ne xam ne mooy kan ni mu taxawee ci wàllum recherche ak nanogravure ak nano médecine fu mu ci toll affaire yooyu noonu dama ne chaque année Bill Gates mu ngi ko jox 18 millions de dollars kon xam nga ne ñii préparé nañ 16 ans yi nga xam ne riche na préparé nañ pour ñun dugal ñu ci li tax lu tax may leen couvre-feu dina amaat li tax may leen far force mu neex mu naqari dinañ fas yéene jël nit ñi def leen ay couvre-feu ne 3e pandémie gis nga bu baaxul pour ñu mën a injecter ñëpp gars yi maa leen wax Covid 21 dina am wala Covid 23 man maa leen ko wax fii noté ça bu baax xaw ma dina ma fi fekkam du ma fekk mais dina amaat ba xam te ni mooy gën a graaw ba xam ay séquences maladies yu gën a danger lañ ciy def pour que nit ñi mën a gën a tiit pour que ñu mën leen a forcer vaccin yi ñëpp mën koo d'accord lii maa leen ko wax bu bii baaxul ñoom danañ tenter beneen mais nag nit ñee am fulla ban fulla la ñuy am mooy ak lu mën di andi ñu bañ dama ne bu njëkk ba fi ay njàq di nekk ak ay ñàq ak ay ñoomin reen ak yooyu noonu suñu maam yi doon dund santa mosuñu am benn problème ndax sànq wax naa leen ne leen ci identité numérique yi ndax commencé na ñu bëri comprendre dañ naan fan la commencé gars yi ci identité numérique yi foo demee fu naan Indonésie boo fa demee dan lay subventionné sa gaz bi ngay toggee bu dee nangu nga am identité numérique ñu injecté la piqûre boobu noonu gars yi allez vérifier li ngay jëndee gaz mooy gën a néew ki nga xamante ni daf koo accepté woon kookoo gën a néew la lu mu koy jëndee mooy Indonésie pour wax leen ne fu mel ni Israël ñoom nee nan ñëpp la ñuy vacciné far forcé boo tax bu la vacciné bu la heure bu la neex génn dem mën nga nekk ñu am Covid 19 ak boo ñëwaatee kenn du la mettre en isolement kenn du la écarté ak nangam parce que ñoom d'accord nañ ci. parce que lépp lu ñuy complot Israël mu ngi ci biir te Israël bu nekk ci biir loolu ñuy complot moom daf ko arrangé parce que Israël il est détesté te ku ne xam ne Israël mooy gouverner en réalité li nga xam te ni wala boog sont les juifs en réalité ñooy gouverner li nga xam te ni moom mooy États-Unis d'Amérique qu'on le veuille ou non kenn mënu ci dara gars yi nga dem Bangladesh dama ne xale bu juddu léegi Bangladesh dañ lay defal identité numérique par force dama ne Gavi bii ma leen tuddal sànq moom moo signé ay protocole d'accord ak gouvernement bu Bangladesh ci boppam ak waa Bangladesh ci boppam autant pour moi excusez-moi Bangladesh ci boppam xale bu fa juddooti dañ lay defal identité numérique ci nii wala ci naa yaa may dégg moom nekkoon na directeur benn groupe ci biir li nga xam te ne mooy Institut Pasteur ba virus bi nii mu ngi ko fekkoon Chine bi muy def soo ko déclenché wu te temps yooyu ñoom ñu ngi fa woon ba ci sida ñoom ñoo isolé woon ay séquences sida bu ngeen suivre sama live passé ñoom ñoo isolé woon ay yenn séquences sida yi dama ne professeur boobu noonu nekkoon prix Nobel 2008 nekk Institut Pasteur moo affirmé moo taxaw wax ci ay plateau télé mu ne vaccin yi wala Covid 19 bi am na ay séquences su VIH ak malaria moo ko averti François benn plateau bu ñuy wax François moo ko fa wax gis nga professeur boobu noonu il est réputé et respecté moom moo ko wax kon ñoom nëbbutootul dawatul ci lenn li nga xam te ni ñoo koy def mu ne
propos la par ay propos la jëm ay propos biñ ko introsé dafa ne pas acheter de VIH pour faire un grand protéine de VIH et une assez de matière pour modifier le génétique, c'est-à-dire modifier un peu la protéine de la corona pour la faire reconnaître par nos systèmes immunitaires. VIH. Dans ces propos. Gars, c'est vrai que bind bi dafa xaw a naqaree lire mais ay propos la moom moo ko wax donc loolu xam nga ci la ñuy dugal bi ci jiitu mooy que sénégalais yeewu leen wax leen sunu maam yi bu nangu vaccin yi dem leen si école yi ngeen ne directeur école yi bu ñu vacciner seen doom yi dem leen ngeen ne bu ñu jox seen doom yi ay garab daw leen les vaccins yi nga xamante ni ñu ngi koy andi naan Covid 19. beneen bi ci topp il faut ñu am fu le faire face ak gouvernement bi ne leen accepté wuñ couvre-feu accepté wuñ li nga xamante ni moom mooy ay passeport wala ay laissez-passer vert accepté wuñ ko il faut que ñu faire face te gars yi maa leen ko wax te gis nga buñ bañee loolu dinañ andi Covid 21 dinañ andi Covid 23 gis nga tey bu ngeen xoolee xalifa généralu Medina Baye génn moom moo génne garab bu ne dinañu ko andi jaay wax mu leer nañ mais dafa mel ni sénégalais na ma ngeen baal ma ci àqare am ñoo xam déggeetum fii mais fii la ñuy déggee fii la ñuy déggee en réalité am na sénégalais xam déggeetum fii la ñuy déggee maanaam je m'en fous buñ demee nag ba mag ñooñu comprendre enjeu bi bay sensibiliser nit bay toog milliards yooyu ñuy def foofu c'est pas pour nous aider mais c'est pour leur propre intérêt parce que imagine tey jii à longue distance Microsoft wala yeneen ñeneen am possibilité contrôler samay émotion yéen a ngi dégg pour ñoom ñu toll à distance mën a contrôler askan wi nu mu leen neexee kaay yu mel neexee nangam parce que ñoom yàgg nañ koy wax gëmuñu ay jur yu ñu jur rawatina nit ñu ñuul ñi gëmuñu ko ci samay vidéo bu ngeen xoolee chronologie samay vidéo ne leen am na ay vidéo yu ma njëkk a def am na ay live yu ma njëkk a def yàgg leen expliqué ne leen pourquoi bëgguñu africain di jur pourquoi bëgguñu Afrique nangam parce que xam nañ ñoom fa nar a jëm te maa leen ko wax ci kanam tuuti di nga dégg ñu ne jël nañ bopp nit defaat ko ci beneen corps adapté wu na nice amul problème ñu expérimenté ko mettre nañ ko en point gëmloo ko nit ñi ne ku am les moyens ñu defal la ko ba tax na tamit même clonage ku ne xam ne clonage bi ñoom ñu ngi koy def tey sa xaj dee ñu cloné ko defaat la beneen xaj bu mel ni moom te lii ma la wax ku mu neex nga weddi ko ku mu neex nga gëm ko mais ku ko weddi dama nga def ay recherche lii ma leen di wax ni dafa am ce sont des choses réelles yu am donc kon ARN messager bi nga xamante ni moom la nar a forcer ci biir vaccin yi waxuma la ay séquences yi nga xamante ni moom lañ ci def mooy ay séquences ay VIH1 type VIH1 wala ay séquences malaria wala nangam ARN messager bi non seulement day permettre ñu contrôler la à distance ci 5G dama ne ARN messager bi 5G bi lay permettre ñu mën la contrôler la fu nu nekk ñu xam foo nekk looy def looy wax lan mooy say envie suñ la bëggoon a assassiner léegi sur le champ ñu assassiner raison pour laquelle moo wax leen ko politiquement il ne veut plus des gens comme des gens yi nga xam ne dañuy am idée comme Thomas Sankara nu ko amee religieusement dañuy bëgg effacer yi nga xam ne dañoo gëm diine moo tax gis nga lii Touba Njaasaan billahi wallahi dem leen ngeen wax kilifa diine yi yéen yëfu ngeen baal ma ci kàddu yéen yëfu musiba leen dugal ci biir vaccin yi yéen yëfu musiba leen ci dugal pour lor askan wi parce que dama ne diine la ñuy xeex jël nit ñi ñuul tuutal leen ñu bañ a jur mun a contrôler askan wi ñoom fexe nag am yeneen projet yoo xam ne ñii nañ ko accepter techniquement psychologiquement pour que ñu mën ko mettre en œuvre yéen est-ce que di ngeen nangu rek Bill Gates jékki-jékki ne Bill Gates changé nañ ko koor léegi nekk na ci koor xale bu ndaw gars yi da naan xale ba fan la dee nu mu dee kan moo ko jaay scandale bu rëy boobu noonu xam nañ ne ñoom mën nu ko tudd engagé wu te mën nu contrôler àdduna bi accepter li ñi ñenn ñi dante ba nga xam ne ni sax ku bëgg a jur doom da ngay bind demande jur doom jël sa maniw jël sa ovaire jabar ñu fusionné ko dugal la ko ci benn verre ne la boo bu xale bi dina juddu fii ak 2 mois 3 mois nga jël si ko point très barre et quand on dit ça les gens nous disent que ñun doon dof wala ñun li ñuy wax ni wóoruñu wala li ñuy wax ni amul gars yi dama ne ce qu'on est en train de dire là dafa doon lu mel ni midi lu leer lan leen wax les gars allez dire à nos grands-parents allez dire à nos chefs religieux allez dire à nos chefs coutumiers à tous les politiciens gis nga lii il faut qu'on en parle
il faut que ñu wax ci sensibiliser nit ñi ci li nga xamante ni moom mooy xew jamono ji parce que lii xew bawul kenn amul couleur amul odeur lijjantiwul kenn bu ñëwee ci ñëpp lay dal. dama ne en France il y a des gens qui refusent de se faire vacciner catégoriquement des hauts responsables te mun naa ci jël exemple ki nga xamante ni moom Pfizer ki nga xamante ni moom foofu action doon patron bi ne vaccin yi ak li ñu ci nar a def dafa jaay plus de 50% ci action ba pare moom ne il faut que ñu vacciner àdduna bi bu ñu bëggee mucc ci lii yaa may dégg il faut que ñu vacciner action bi génnaat tamit encore ne man dul ma ñëkk a vacciner nañ ñëkk a vacciner nit ñi pare parce que nit ñoo ñu war a vacciner mooy les gens pauvres nañ war a vacciner pour que aar ñooñu pare parce que ñun on a les moyens pour mën ci génn yéen a ngi dégg wax ji xanaa loolu mooy waxu golo. dama ne moom bi mu déggee vaccin yi xam na ne vaccin yi baaxul gëmul loolu daf doon ragal soulèvement populaire am wala dara am mu perte maanaam ay action ci tutee comme que moom maanaam wàññeeku mu jaay yenn action mi toog fule génn ne il faut que ñu vacciner askan wi pour que ñu mën a génn ci feebar bi nangam ñu laaj ko ndax yow da ngay accès mu ne man soxla may nekk en première ligne parce que j'ai les moyens pour s'en sortir. il refuse catégoriquement se faire vacciner gis ngeen te ay vidéo yoo xam te ni ay Australie wala nangam ak nangam yéen ngi may dégg. ay nit yu génn ñi dañ leen di vacciner wu leen de tijjiwuñ sax li nga xam se mooy caption bi nga xam te ne moom moo nekkoon ci biir piquet bi tijjiwuñ ko sax maanaam diñu dóor ñun duñu teg xel kon gars yi dafa am na ay mbir yi nga xam te ni ñun ñoo ko war a matal suñu bopp dafa am mbir yi nga xam te ni ñun ñoo ko war a gëmal suñu bopp ndax boo jëlee ku naan France député bi nga xam te ni dañ naan Jean-Christophe Loko nga xam te moom mooy président UDI groupe parlementaire UDI en réalité gis nga Covid-19 prétexte la pour jël askan wi yóbbu leen ci goutte bu dul jeex dama ne taux de létalité bi maanaam taux de mortalité bi bu Covid-19 billaahi wallaahi watallaahi ngandul c'est pas vrai du tout te li ëpp lu dee 90% yu ñu génne Covid ci ñi nga xamante ni dañ leen wax ne ñoom en réalité Covid-19 moo leen rey ay kàcc la kàcc yu wér laa leen wax kay billaahi xoolal génn nañ ci màggal génn nañ ci gàmmu génn nañ ci leen ñu xëy ñu ne cas explosé na cas explosé na Sénégal masque waaw na leen imaginer couvre-feu nangam cas communautaire yi nag les gars ay 50 ay 60 ay 70 cas communautaire est-ce que yéen a comprendre dama ne sortez-vous xool leen Sénégalais yi li jëntuwul ay masque parce que xam na ne Covid-19 bi moo loolu ku gis ko Covid-19 dal ba mu sonn wan ma ko vidéo bi loolu rek laa bëgg a xam ku Covid-19 rey du ma ne amul de mais dama ne ni ñu ko waxee ne moom la amee wallaahi ni ko wax dama ne Italie bi ñu demee député italien yi bu ñu demee danoo gis ay cercueils yu vide yu ñu doon enterré en Italie ak feneen États-Unis bu ñu demee dans les hôpitaux ñooy lii moo fa am yenn sénateurs dugg dans les hôpitaux y a absolument rien du tout ici au Sénégal Mali ñaata cercueil leen jël fii Mali wala nangam ne Covid-19 nit ñi génn dara nekkutoon ci cercueil bi Sénégal dañ ne Covid-19 dafa am ñu ne taux bi nii la demee mais est-ce que Touba nekkul dañ faa jël li nga xamante ni moom mooy centre ba mu fa defoon dindi nañ ko ban centre lañ mettre en place wala yan centre de crise lañ mettre en place ci koñ yi ngeen dem gis fa benn affaire wala yan centre de crise lañ def mettre ko Pikine Thiaroye yenn capitales yi ay centre de crise yi nga xam ne ni ngeen dem fa gis fa ay nit wala ñu filmer ko protéger ñi nga xam te ne moom mooy journaliste bi solal ko matériel qu'il faut pour que du ko mu ko mën a attraper mu filmer nit ñi teg seen bët amul gars c'est des conneries par excellence moo tax gis nga il veut nous foutre c'est 4 saloperies par excellence c'est 4 saloperies la ñu bëgg a fóotu mooy lan ay 4 séquences su VIH bi malaria ay séquences su malaria mu ngi ci biir vaccin bi beneen bi ci topp dama ne 157 séquences su brevet bu ma leen limaloon sànq jaruma ci demaat beneen bi ci topp ñu ñett cee dugal ay nanoparticules lu naan vaccin yi nga xam te ni ARN messager leen ko bëgg a forcer par force ñu bëgg noo forcer yooyu noonu les gars dama ne toll nañ fa nga xamante ni pare leen bañ a nangu gis nga bés bi nga nangoo couvre-feu barke Alxuraan keneen dee ngeen bu couvre-feu bi duggee taf moo lool te couvre-feu bi moom bu duggee moom beneen ba ci topp préparé leen sunu moodu yi nekk ñu ñibbisi déggu leen ma de teg nga ku fi bañ ñàkk la ku ne ku dem Europe moom jàppal ne moom am nga nanoparticule bala ngay dem lan lay ñàkk force kon nag léegi nag li doon ñenn ñi doon wax
lu mel ni ay Sonko wala ñetti des lan doon wax leer na ku yóbbu toog bay de ku ba ñu dul la ko ku yóbbu toog bay ba mu saf ku fi toogul bay da ngay dem Europe ak nangam daan la ko duut bala nga buusi fii ñoom dañ la koy duut déjà fii sax ñun génn guñ ci kon donc il est temps que ñu revoir laat suñu politique sanitaire revoir laat suñu lépp suñu entourage kon bu leen sax espérer wala xëccoo ay visa ku fi xëccoo visa rek ñu ñaf la loolu noonu ngeen baal ma ci kàddu gi de ku ko fi ñaf boo demee nag la ca xew yoo la dese gis nga dama ne Sonko waxaat na ko waxate na toog leen ngeen bay importation bi nga xamante ni sànq gis naa ñu naan douane léegi am na 1000 milliards douane fa mu amee 1000 milliards pauvreté moom ngeen baal ma loolu moom benn parenthèse rek pauvreté yokku na Sénégal ñu dem ba nga xam ne ni ça veut dire que Sénégal moom du defar mukk day jëlee di lokk day jëlee di lekk jël lu baax ci moom yóbbu jël lu baax yóbbu bu ñu demee ba nga xamante ni importation mooy année 1000 milliards moom pauvreté mënu ko wees gars yi da ci namu musiba la ñuy namu ñëpp xamuñu sax lu ñuy nangu mooy lan xamuñu sax la ñuy namoo donc pour vous dire ñi xëccoo wala seen doom yi ngeen di yóbbu à l'étranger pour que ñu jàngi vous prenez des risques ñi xëcc pour dem Europe ñu ngi jël ay risques ñu jël ay marchandises ñu ngi jël ay risques c'est le moment ñu andi beneen révolution mu neex mu naqari beneen révolution pour dire non à tous les produits yi nga xam ne mu ngi jóge ci Europe fabriquer notre produit développer sur le Sénégal gis nga ce qui nous guette autour de nous il faut être puissant et intelligent pour mën ci génn comment être puissant c'est pas financièrement mais mentalement am leen puissant yi benn moytu lu ñuy dugal suñu biir dëkk moytu ñu am ñu jóge suñu dëkk di osé di tukki pour jéggaani hôtel vie meilleure parce que ku ci génn ku ci bàyyi ñu lay ñaq lor nga sa bopp ma xaar leen ko ngeen koy dégg donc les gars ce que veut dire leen loolu noonu suñ ko bañee far force na doon toog ci biir dëkk bi liggéey dëkk bi parce que fi génn ñu ñaq la ku fi génn ñu ñaq la billaahi ku fi génn ñu ñaq la waaw Ndiass Sall ziar naa la ku fi génn ñaq la beneen ba ca topp mooy buñ bëggati génn ci tey jii buñ ci bëggee génn nan bañ ñu ñuy forcer ak suñu matière première yi nga xam ne ñu ko jël di ko yóbbu ñu jëm koo transformer suñu bopp gis nga dama ne les gars bu leen nax seen bopp c'est pas Macky moo leen ciy génne je vous le jure du politique sanitaire bi ñu adopté moo leen ciy génne je vous le jure même les gendarmes les policiers autres génn la ngeen xoolee li jëndiwul sax ko sol masque barke alxuraanu karim xam nañ ne ay c'est des conneries par excellence te li ma gën a métti ñoom tamit maa ngi leen di sensibiliser gis nga bu affaire bi ñëwee yéen leen koy ñi ko forcé yéen gendarme ak policier billaay wallaay te lii ma leen wax noté leen bu vaccin ñëwee yéen leen jël ngeen nekk ci première ligne bi ne dañ leen di vacciner wallahi ko ci nangu ci yéen mooy loolu ça veut dire que force ñaari affaire yi am sénégalais yi ne muut ñu vacciner ne force wala ñu def révolution Europe coupé la ñu doon jox yëpp ñu commencé am jafe-jafe te boobaa Macky mënul ci génn parce que amul benn politique industrielle économique dans ak emploi bu mu teg pour que sénégalais mën ci génn en cas de crise déjà crise bi mu amee rek gis ngeen li mu affecté Sénégal et problème yi la am moo tax gars yi gis ngeen réew bopp moo ko yor du nekk fii jàng da ngaa jàng da ngaa doflu bopp moo ko yor gis nga les gars dama ne soxla ñuy sori on a besoin mu neex leen mu naqari te bala ngeen koy xam billahi entre 2002 je vous dis ici même peut-être y a des gens de Pastef wala nangam ak nangam gis nga idée pas Thomas Sankara Mamadou Dia entre 2001 ba 2000 comment dire 25 autant pour moi 2021 ba 2025 je vous le jure ngeen di xam à quel point ngeen ko soxlaa installation nouvel ordre mondial bi forcer leen ay vaccin forcer leen seen façon de faire installé maanaam des choses yoo xam ne ni xeex diine commencé wàññi sa jur far force ngeen di gën di ñaxtu ñu ne da ngeen di ñaxtu ok kaay ñu woon leen ñun fi jot a def ñun fi jot a ñuux ay nanoparticules kaay leen bés tiim envoyé ay décharge électrique ngeen ne moot ñu gas suuli ne leen benn ñi nga xam ne defuñu leen ko te ngeen yaakaaroon di jéggaani Europe pour mën a dund ñu coupé dund googu ngeen ne muut yaa may dégg maanaam forcing la ñuy def après mu neex mu naqari parce que ku ne xam ne Sénégal dañuy dugal pour dund parce que moo tax ngeen am 1000 milliards de francs CFA gars yi ma répété waat ko pour ñuy soog a ñëw dugg si dama ne musiba yu nekk ci Covid 19 bi yu leer nag laa leen wax gis nga preuve yi ma leen wax ce sont des preuves leer ki nga xam ne ni mooy professeur Luc moo génn wax ko nee na ci biir Covid 19 bi ñàkk yi nga xam moom lañ nar a utiliser ba ci bokk wala boog Covid 19 bi sax dafa am ay fragment wala bokk ay séquence VIH nee nañ am na ay séquence malaria ci noonu leen créer li nga xamante ni moom mooy épidémie bi te africain yi ngeen baal ma bu ñu musoon tuuti dinañ comprendre que lépp ci règne alimentaire lañ ko jaarale pour jox ko africain yi comme si africain ñun daal
ñun daal lu ne ñuy lekk goloog sax ak lu ne ñu lekk te chinois yooyu ñu gën a salte fuuf tubaab ba nu gën a salte fuuf ndax ñun au moins dana situation bopp di utiliser ndox te lu mën di def yéen ngi may dégg comme si ñun lu ñëw rek dañ ko war a consommer les gars. donc pour ñu soog a ñëw ma wax leen ne leen Sénégal ci kanam tuuti di ngeen dégg ñu ne Pfizer wala Moderna seeni vaccin mooy ñëw Sénégal noté leen bu baax balaa boobu di ngeen njëkk a dégg couvre-feu yéen ngi may dégg bu gën a tar ba fi amoon bu ñu jógee ci couvre-feu dañ naan solution bi moom mooy lan dinañ armer tellement suñu sécurité pour que ñu mën a kenn bañ a def émeute wala bu émeute amee mënuñu ko contrôler ñu accélérer bu dee les pays benn pays yu ko réussir gars yi defaat lu naan Covid 21 wala Covid 23 pour que gën a tiital nit ñi bu gën a fort kerewaat virus bu gën a fort ñu xaar ko doomu aadama yi pour forcer leen ñu vacciner wu. bu dee nag bëriwul pays yu ko def yu mel ni Sénégal ñoo ko bañ nangam dañuy jékki-jékki mettre Sénégal sous quarantaine maanaam pays yi bëri du nangoo duggalanteeg moom du nangoo génnalanteeg moom pour que pousser Sénégalais ñi accepter li nga xam te ni mooy vaccin yi. schéma yi nar a am laa leen wax de noté leen bu baax noté leen xamat naa ko fekkam deet ma commencé waat noté leen bu baax enregistré noté maa ko waxoon te du ma ci reculer yoota te on verra noonu lay demee dama ne possibilité yi la ñuy def bi ci jiitu mooy danaan Covid 19 deuxième vague déjà ñu ngi ci jékki-jékki na confinement obligatoire yaa ngi may dégg bu gën a metti bu dee am na émeute ñu andi Covid émeute bi fekkee am na émeute ci biir émeute boobu ñu andi yaa may dégg ñu def lan ñu andi Covid 21 à condition que pays yi bëri am émeute bañ vaccin yi ñu andi Covid 21 wala ñu andi Covid 23 bu gën a tar bu gën a doy waar bu gën a contagieux bu gën a mortel boog autant pour moi malgré bu mortelee moom du mën a wàlle bu garaaw bi sànq wax naa leen ko nee naa leen ñaari mooy am gis nga mbas fekkee dafa gaaw a reyee wàlleem du gaaw du mën a yaatu ndax ku mu dal dee nga fekkee nag du def dara reyam garaawul wala du def dara wàlleem day gaaw parce que mun naa nekk yow ay fan ngay wàll ay nit di dem dara du la dal ñu faj la nga wér vite fait comme Covid 19 yi nga xam ne ay zinc vitamine C vitamine D artémisia mën na ko faj lii maa leen ko wax mën na ko faj ay dóor la li ñu ñuy dugal est-ce que ngeen ngi may dégg ñu continué waat ba tey schéma bi ñu ne amel la yóbbaale ko yaa ngi dégg ñu ne fekkee dafa bëri pays yi nga xam te ni dafa bëri yu am émeute ñu andi Covid 23 wala Covid 21 force ko nit ñi mu gën a tar fekkee nag pays yi nga xam te ni bëriwul yu am émeute dañuy jël pays yooyu mettre leen en quarantaine dagg seen relation ci marchandise ak autre noonu ci consommation pour que pays yooyu mën a forcer leen ñu mën a obligé nangu vaccin yi est-ce que yéen a comprendre seen schéma est-ce que yéen a comprendre seen schéma wala boog bu ñu demee ba amuñu pexe ñu dugal ko ci yenn produits yi nga xam ne dañ koy jéggaan di ko dugal ci biir dëkk bi lañ koy dugal mais yi nga xam ne dañ ko broyer xam nga boo fa dugalee boo yëy ko leen boo ko def boo yàqu mais ay boissons kenn du ko yëy da ngay guux rek mu dugal ko sa biir directement déjà commencé nañ parce que ñu ngi jox mais façon schéma yooyu lañ am moo tax may leen njël leen schéma bi mu leeraat dama ne dinañ di commencé waat couvre-feu ne ku bëgg a couvre-feu bu tar ku bëgg a génn circuler ñu vacciné la bu gars yi bañee vaccin yi ñu andi Covid bu ko gën a tar bu gars yi kenn andi Covid bu gën a ñu dëgër bopp gars yi andiwaat lu ñu koy waxati waay baare ñu fexe ba duñ lekkati fexe ba duñ consommer pour que mu ñu ko accepter xam nga may déggam déet ça veut dire que buñ tolloo foofu fa la ni jaar gëm suñu bopp wala ñu jaar fa nekk ay jaam ndax jaam mënta weesu ñu ñuux la mbir yoo xam luñ la bëgg a def la ko buñ la bëggee rey la buñ la bëggee nga dund buñ la bëggee contrôler looy def xam nañ ko foo déplacé xam nañ ko noo koy defee xam nañ ko moo tax ñu jël nanoparticules yi dugal ko ci biir vaccin yi Covid 19 prétexte la pour arriver à leur fin loolu nag maa leen ko xëy fii schéma yi noonu la ko gouvernement bi nar a defee incha allah te kenn du ci mën dara te benn ba ci topp may leen Pfizer wala Moderna bi nga xam te ni ARN messager bi nga xam te ni ñoom ñoo ci nekk di ko forcer di ko defar pour mu leer di ko ñuux ci biir vaccin yi ñoom ñooy gagné bu leen sax sonn vaccin yi ñëw Sénégal ñoo koy gagné noté leen bu baax. kon donc nag fan lañ lool lan mooy solution bi léegi pour tëj léegi solution bi xam ngeen lan la mooy bi ci jiitu jël ñi nga xamante ni ñoom gouverner tul ay Bill Gates ak ñeneen ñooy gouverner suñu dëkk yi neex naqari barki alxuraanu karim ñoom leen ministère de la santé bu nangoon seeni oto wallaahi du ndawalati oto
gavi bu nangoon otoom dëkk bi ñaaw ak yeneen des fois ngeen gis ñu ne état bi wàcc na nangam ay ambulance ak nangam am ambulance yooyu ñoom dañuy dóor suñu xaalis ne jënd nañ ko nangam fekk ñen ñoo leen ko jox yàgg na ay dóor la juste pour vous dire que ne leen solution bi leen rek la def li patriote bayal suñu bopp sensibiliser ñi porte à porte wax ak kilifa diine yi ba pare dégager sans exception ñi nga xam te ñooy préfet France yi nga fi nekk wala gouverneur France yi xam ne Khalifa Niass sax moom keroog lu muy bëri problème wax na dëgg te waa yàlla tax keroog wax na dëgg te yàlla tax lu muy bëri problème muy lan muy musu ñoo fal président musu ñoo am indépendance et c'est clair et net mais de force nag ay schéma ak ay tactique kese la ñuy def pour mën nu contrôler te contrôle bi nag dina gën a mën a am ci kaw ñu nangu ñoo jël leen def ñu mën na contrôler fu mu mën di toll c'est important est-ce que yéen ngi dégg donc pour vous dire que solution bi lan la sensibiliser nit ñi wax ak sénégalais bàyyi suñu bopp jëlaat benn utaat benn révolution ba nga xam te ni dañuy changer réformer suñu institution yi tegaat fi ñeen ñu bees ba xam askan wi ñu am baat nga xamante ni non seulement buñ amoon tey askan bu ñu defoon ab pétition rek am lu mat 1 million pétition rek gouvernement ba fa mën si nekk ñu dissoudre ko ci sur le champ est-ce que da nga may dégg impliqué chefs religieux ñëpp ci biir gestion dëkk bi et tout mais sans ay maquettes ay consorts bokk ci parce que ñoom sont des incapables bu ñu gérer situation bi ñoom ils ne sont pas là pour nous ñoom dañoo bëgg a bokk ci élite mondiale bi seen i doom ak seen askan bokk ci élite mondiale bi c'est ça qu'ils cherchent ils cherchent à se sauver parce que ñoom ils pensent que les gens ne peuvent pas sortir ci crise bi ñu ne nit ñi mënuñu ciy génn nit ñi mënuñu utile wala boog mënuñu kale pexe yi nga xamante ni moom mooy nouvel ordre mondial wala les gens riches wala les gens qui contrôlent le monde bi moom laa nar a def pour ñoom mënuñu ci génn ñoom ne dañuy fexe ñu bokk ci élite yi ñoom loolu la ñuy jéem man lan la ñuy sauver seen po ak seen po njaboot léegi nag solution bi xam nga lan la mooy ñi nga xam ne ñooy sujet 3 yu ñu considéré ñooy am suñu ful la kenn du fi def couvre-feu kenn du ñu vacciné bàyyil suñu bopp année révolution duñ may sax Macky muy am Macky sax duñ ko may muy dem ba 2024 gis nga tànk yii ma leen wax defuñu ko billaahi wallaahi watallaahi dinañ nu pikiir dinañ gëj a ngénte dinañ gëj a laax dëj yi dana fi bari est-ce que yéen may dégg danañ forcer nit ñi ay passeport vert pour nga voyager wala pour nga jàngi déjà suñu doom pour ñu jàngi sax léegi da leen koy forcer wallaahi fa la nar a jëm man nag gars yi bu ngeen déggee ne jël si nañ ma dig rek amul problème su ma génne waatee bu ma amaatee yeneen yu leer dama koy waxaat preuve yi nag mu ngi fi yeneen mu ngi fi nan wax lu leen neex mais du ma piper yoota parce que état lu mu la nar a def dala koy def man ragaluma anyway dina yàgg sensibiliser sénégalais dama ne allez sensibiliser vos grands-parents qui sont au niveau des villages on a tous des parents on a tous des amis qui sont au niveau des villages allez les sensibiliser pour leur dire que garab vaccin boisson wala lu mën di andi ko may nit ñi qu'on n'accepte pas lépp lu ñuy dundee dañ ko bay même bu dee keccax kese la ñuy jël di ko sombi di ko naan même keccax lu mu naqar ne ko koy sombi di ko naan wala di ko jël di ko witt di ko lekk na leen tudd ci loolu et réflexion catégoriquement li nga xam ne mooy ay couvre-feu ak deuxième vague ak troisième vague bi muy jël di ko force suñu nopp yi c'est pas vrai ce jour c'est des conneries par excellence mais tey jii ñenn ñu mën a wax dëgg bu ñu ci gën a wax ne dégg ngeen ko di wax ci ne lii di wax ci ne pour leen diaboliser ñi nga xam ne ñoo war a wax ñooñu waroon wax nag ñu ci ëpp bi noo mujj noppi parce que heure bu ñu génnee wax dëgg ji nit ñi di leen diaboliser wala nangam loolu mooy problème sénégalais moo tax duñ gaaw a génn ci problème bi man loolu rek laa amul lu mu leen di wax di leen sant di leen gërëm di leen wax gars yi de grâce situation baa ngi nii nag wax naa leen ko 4 yi moo nekk ci ngeen baa ci xel 4 yi ñeent yii moo nekk ci vaccin yi ay fragment VIH ay fragment ay séquence VIH ay séquence malaria 157 séquences sax mënuñu ko expliquer mu jóg ci benn brevet yaa may dégg benn bi ci des bu ci nekkaat moom mooy lan mooy ARN messager mooy lan ay nanoparticules yi nga xam ne lay commandé foofu mën di nekk ñeent yooyu la bëgg ku bëgg nga dem ñu vacciner la ñu ñuux la ku ko gëm xayran ku ko gëm xayrun moo am kum neex nga dem ñu ñuux la mais man ñuuxuñu ma ñuuxuñu sama jabar ñuuxuñu samay doom ñuuxuñu sama waa kër kenn pikiru leen bañu ma ci ba jël jaas yi ñu dóor ma bal ma wàcc déjà pour mi leer buñ ma nee xolal sans maanaam carte vert wala passeport vert mooy tax ma mën a circuler fii Sénégal billaahi wallaahi may dox Dakar Njaareem ma koy dox mënuñoo fexe bi du ma circuler mënuñu ko parce que ñuuxuñu ma ko te du ma contrôler amuñu bàqam naanatuma boisson tous les produits importés yu ñëw laalatuma ci benn dund ci laa ko caaxaan sax wala nguur baan moo ma ko gënal je me méfie et dinaa ko ne méfiwu dinaa ko ne def noonu loolu nag laa leen di ñaan faites attention les gars loolu daal la amul lu ma ciy wax mooy loolu maa ngi jégalu nag bu baax a baax samay sorti nag bariwul mooy loolu mais solution bi ma waxaat ko ngeen dégg
barke rasulillahi ce sont des gens comme Sonko ce sont des gens comme Mamadou Dia nga xam te neewatuñ fi seen idéo mu ngi fi comme Thomas Sankara et autres gis nga dama ne l'Afrique il est hyper riche gis ngeen lu jàlloon sax mooy puits benee ñu doon kàcc naan benn puits amutoon naan benn gutu gaz génn gu Sénégal billaay wallaay les gars yeewu leen jël leen seeni yat ak seeni fula taxaw ne hé dafa doy yéen nag ñi nga xam ne yéen ay am na te ni yéen ñuy défendre naan ay couvre-feu parce que rasulillahi ñu ni njëkk a essayé ci yéen vaccin ci ngeen bokk billahi wallaay watallaay man maa leen ko wax ñu ni njëkk a essayé ci yéen vaccin yéen ci ngeen di bokk xam ne da ngeen recevoir ordre par force boo bëggee continuer ci administration par force ci ngeen ci bokk du ministre seen doom de ñoom vaccin yi leen di ñu ko ñuux ay ñuy toog ay ñoom Macky te vaccin yi c'est pas vrai loolu laa leen di wax gis nga foofu bu ñu fa tolloo amu leen seen fulla mën a jël seen tumbi sànni seen teñi sànni fa leen ne man xalaatuma ñu contrôler bon sens ah bon nattana sali ñun wax nañ ba suñu ŋaam yi ba suñu lexi ni bi wax nañoo wax ba sonn sénégalais suba kenn nu reproché dara te du nekk waxuñu suba nag bu ma jël seen dig gars yi sëñ Fallou la ñu muñ man moom dara dalu ma bis bu ma jël see ba dara dal ma wala lu dara wokku ma na leer dara dalu ma ñàkkuñu ma bu ma jël see moo di ma ko pipé te lii ma wax maa tey maa ko wax te loolu fu leer laa ko teg